sama gox 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 mon quartier sama goxam gën di xam sama gox mon quartier sama gox sama gox sama gox sama gox li ma neex ak li ma naqari na may dundee ca diwaan ba Mbariyango goite Mbariyango goite Vagalam vagalo du jour au lendemain nonu lay waye non lay waaye waaw waaw mbariyango goite asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit ñu seetaan dalati leen ak jàmm ci seen émission sama gox mon quartier sama gox nag tey jii moo di Diamaguène Sicap Mbao ñu ñëw fii xool askan wi naka nañ fi toggee lan moo leen fi neex lan moo leen fi naqari lépp na la leer tey jii fii ak naka nañuy dundee ndox mi nga xam ne jamono ji tax na ba ñu bëri daal di wan seen ginnaaw seen kër am ñoo xam ne nag mënuñu ko faaw ñu toog fii di jànkonteeg jaan yi di jànkonteeg picc yi di jànkonte ak métit yi loolu yëpp dina leer ci biir sama gox mon quartier. Man ayang jóg di daanu sama kaw bari yaa ngi daaneel man ayang jóg di daanu sama kaw bari yaa ngi daaneel man suma xëyee suma gisul damay wet ci Diamaguène Sicap Mbao nag askan wi di dund ci inondation yi ci anam yu métte métti lu bëri ñu ñàkk ko te gisuñu ku leen wàllu. bu nawet di jotee ba maam yàlla gi taw mbedd bi day fees kër yi fees marché kër yi nga xam dañuy amaana ñëpp dañuy génn ndox bi yëpp day génn sax yeeg ba lépp jaxasu ñu xuus ci feebar di ki daan di am ay feebar mu ñoo gën dem marché mu ñoo gën dem fenn sonn nañu dañu bëgg ñu dimbal lañ defal lañu ay canal lañu bëgg Macky Sall na ngi jàppale fi yàgg na inondé du tere la inondé yàgg na inondé depuis 2005 ba léegi fii commencé am ndox yàgg na fi léegi fi la ma fekk yàgg naa fi yàgg na inondé ñaata at léegi yàgg inondé depuis 2005 ba léegi dañoo sonn na ngi dee nañu sonn nañu jàppale dimbali ay canal lañu bëgg nañu defal canal mu ndax suñu jafe-jafe mën na wàcc suñu zone mu wàcceeku ñëpp feebar nañu ñëpp a sonn dañuy ngàcc bay bëgg a dee dañuy ngàcc ba sonn suñu kër yi fees nañu depuis ñun début 99 ba léegi ñoo ngi ciy dundin bi nag métti na ndax dund bi dafa ànd ak mbalit ba pare ànd ak insécurité ñaar yëpp la boole ci gox bi. ndox mi metti na ci ñun lool metti na ci ñun te xamuñu fuñ koy jooyee. noo leen koy dundee. xanaa ay daanu mënatuñoo liggéey suñu doom yi bu ñuy jàng boo leen gungewul ñu dagale leen gisuñu fu ñuy jooy lool. da ngeen daanu si ndox mi. ndox mi daanu naa ci ñaari yoon sama tànk bii fan yii yëpp bant laay doxe ndox mi dem naa caaroy nduggi pour jaay daanoo ak moom ci ndox mi. xaw ma nu may def ndugg mi foofu laa ko bàyyi. man li may wax ak ne yow di sama duus laaj ko moom mi du ma bàyyi ma fet moo ñu gën a sonal ndax bu kër gi feesee day dem ci duus yi metti na sonn nañ li ñuy dund ñun daal ñoo ngi nii si Marème Faye Sall nag ak Macky Sall nañu dimbali ñun dimbal li ñuy joxe ak loolu gisuñu si dara nañ dimbali ñun kanaa sax buñ ko amee baax na nañu dimbali ngir yàlla yonent bi. parce que APIX du jaar fii liggéey lu mu liggéey lépp ñun ñu nekk benn rukk bu ndaw diggante fii ak Sicap te Macky Sall mënuñu dimbale loolu mënu nekk Macky Sall moo waroon dimbale kii Ndofène mooy mairie bi ndax mu am doole sax ci Diamaguène fii lu ndaw la benn poche bu ndaw boo xam ne Macky Sall bu dimbaloon Ndof rek mu neex fii dafa diggante APH baa ngi nii kii baa ngi nii même pas li ko Ibulaay waxee même pas 20 mètres canal bi après ñun ñu am problème bii
kon day mel ni kon état bi dañuy séddaan tey suñu nee salaamaaleykum vote rek maire yëpp jóg votel Macky Sall. suñu activité yëpp la yàq fii laa doon teg ci poto bi di jaay macha allah gisatuma kenn ndax mënuñoo ñëw ndax xeer yi ku ñëw pour jënd doo mun a jàll sama buntu kër laa teg di fa xaar yàlla waaye pour man bant laay doxe daanu naa ci ñaari yoon maaxe te mënuma toog ndax xale ay njaboot laa yor yoruma njaboot ju góor njaboot ju jigéen laa yor waaw benn bu góor laa yor macha allah mu ngi ci góorgóorlu mu ngi góorgóorlu ñoom it ñu ngi góorgóorlu mais man ci sama bopp pour ma dimbale leen mënuma ko ndax su ma demee Caaroy ba ñëw balaa maa egg si daanu. suba ngoon da ngay ngacc 24/24 heure bu ne da ngay ngacc sinon boo ko deful ndox yëpp day dugg ci biir kër gi. chaque année lii la ñuy dund chaque année nag dinañ ñëw proposer ñu ne année prochaine dinañ def canal ou bien nañ uta ay machine mais depuis 2005 jusqu'à présent bu dee wax nañ dëgg rek te yàlla tax gisuñu dara franchement parler lii de la ñuy def moom ngay añee di ko réeré di ko ndékkee ngacc mi chaque jour wax dëgg yàlla metti na torop ku ñu si mën a dimbali tamit nga dimbali ñu si moom au moins bu ñu doon teg fii machine wala ñu gas bu dem ci canal bi sax dinañu arrangé xëy na kon néegi du am fi nekk sama waañ bi ay briques laa teg si kaw gaz bi pour mën a togg li ngay gis damay ngacc fii waañ ba noonu la mel. ñun daw ñoo raw ndax ñun dañu yàgg Macky Sall bi ma koy dama ko ne woon ndox mi ma tax may politique mu ne ma waaw mu ne ma saa yu ma foloo dootoo am ndox bon Macky Sall def ma war man tax Macky Sall def ma war moo dama maa ngi ko nag jooy nag maa ngi ko jooy nag maa ngi ko jooy Marième Faye Sall na ñëw jàppale ma si ndox mi ndax man demaa sonn na ci moom demaa sonn ñii ñëpp woote ñëwee dem leen jëpp jàppale leen ñoom ñëpp wax loo ji leen forcé bon nag su ma amee sama jaaxal demaa war a jàppale dimbali ma ni ma ko jàppalee mu jàppale ma noonu Macky Sall laa jooy ndox mi moom laa koy jooy xale yaa ngi ci biir xale ñëpp a ngi feebar ñu ngi sakkat ñu ngi tissoo di sakkat xale yaa ngi feebar kenn ñu woon dem dispensaire fii ku dee léegi fu ñu lay génne kenn genteetul kenn teetalatul fii amuñ dara boo demee jóg marché nga jóge marché siwo xam nga boo daanoo fi am nga nugg mi noonu nga koy bàyyee boobu keroog doo dogg añ keroog bon na nañu jàppale xeer yi xam mag ñi xoolal man dema daanu ñaari yoon ñetti yoon si ndox mi suñu om yëpp yàq suñu dangay wogg su ba sa yaram yëpp génn xale di la xool loolu rafetul Macky Sall nañ koy jooy bu la jàppale da nga koy jàppale moom la ñuy jooy ndox mi nañu jàppale si ndox mi Marième Faye Sall nañu jàppale jigéen mooy def mu ngi dem ci rus ne taar rax mu ngi dem tali maam jaar sam-sam ñun kenn duñ tudd jaar fii daar rahman kenn du ko tudd ñun bokkuñu dara kenn mosuñu defal dara gisuñu dara Ibou Laye fi nekk muy sonn ak Vito mii maa ko fi teg ñu sonn ma ne xale jàppale leen ma si ndox mi ñoom ñoo may jàppale bu ñu woon yàlla ñoom dinaa sonn ci ndox mi nañu jàppale dañoo sonn ci ndox mi ba ma fi sëy ba tey fi laa ko fekk 15 ans ci ren suñu doom yi mënuñoo jàngi bu ñuy jàngi dañuy wiiri koñ ak koñ la ñuy dem ñu di leen yóbbu xale bu ci daanu moom pare nga sàkk maam ak ñun ñi nga xam ne ñooy jéegu koñ bi ñoom mënatuñoo jaay mënatuñoo dikk man mi dama daan jaay waaye gis nga côté bee ngeen jóge noonu foofu laa daanu muy jeudi bële passé bi ma daanoo ñetti xale yu góor ñoo ma yëkkati man nag damaa yaakaar ne ñun bokkuñu ci dëkk bi ñun man damaa yaakaar ne ñun amuñu président amuñu maire bokkuñu ci dëkk bi ndax dañ ñee maire yi lu bon ñu ngi dem ci gox yi di xool seeni nit waaye ñun gisuñu maire man mi di wax ak yow l'an 2005 laa fi si ba tey xaw ma maire bi fi toog xaw ma ko. fii nag gis nga ni mel kenn mënta dem kenn mënta dikk ñuy ñaan ngir yàlla ak yonent bi Macky Sall bi nga xam ne ni moom moo tëddee njaaxaanaayee laa yaakaar mu gëstuñu wala boog mu du ñu defal tuuti waaye bu ñëwee ci koñ bi jox ñu liibaru ceeb benn pot suukar mu ñu foone ñoom ñoo yor dëkk bi te fekk ne du demeewul noonu te ñun ci suñu bopp ñoo war a am fulla gu toll ne goo xam ne ni ku ñu indi sa liibaru ceeb ñu ne la delloo ko ñun xiifuñu ndax ñu ngi am suñu doole gi di liggéey yàlla may nañu doole may nañu xel te yàlla it mooy def boo liggéeyee yàlla may la kon nañu dimbali dinañu fi ndox mi ndax suñuy doom mën a jàng ñun ñu mën a dem wuti indi suñu kër. man mi bu ma génnee sax duma bëgg a ñëwaat suñu tànk yi daa dem ba arbis ba yàqu yëpp ba yàqu waañ weeg pantare yeeg duus yeeg lépp am ndox fu mu ne nii suñ xale yi dañoo bokk benn néeg di ci fanaan ndax amatuñu fenn fuñ fanaan pantare bi boromam fanaanatu ci néeg bi boromam fanaanatu ci duus bi amatuñu duus fu mu ne nii bu ñu jógee si waañ bi la ñuy sangu ndax amatuñu fenn fu ñu sangu amatu fu ñu toggee gis ngeen fee la ñuy toggee démb bu muy taw dañoo mujj yëkkate suñu togg si biir taw bi dem dugal si biir néeg yi xale yi di fanaan. sama goro bi dafa mujjee jël ay doomam yóbbu ko ginnaaw raay
ndax ñoom dañoo dem ba seen tànk yi yëpp a yàqu amuñu fenn fu ñu jëm ñu yóbbu leen ginnaaw rek fi mu ne nii moom canal bi ñuy wax bu amoon rek ñu nekk si jàmm kon ñu nekk si jàmm bu soobee yàlla kon benn ndox dootu fi taa wante wax dëgg yàlla moom metti na trop wax dëgg metti na. dafa am benn aspect boo xam ne bëgg ma clarifier ko ñun chaque année xam nañ ne Diamaguène Sicap Mbao commune la boo xam ne mbënn mi daf fay nekk depuis 2005 dañu nekk ci ay inondations donc moo tax ñun bi ñu toogee en 2014 dans le cadre de la planification de nos activités dañu mettre en place dañuy wax un comité communal de lutte contre les inondations donc suñu directeur de cabinet dirigé ko ñu intégrer nag la collectivité territoriale les acteurs les associations ñëpp ñoo xam ne jàpp nañ ne dinañu leen soxla pour jéem a suqali donc commune bi bi loolu amee ils ont tenu une réunion depuis le mois de mai su ma bëgguma juum mais à peu près vers le 13 mai defe naa ñoom jotoon nañu gisee waxtaan pour xool yan plan d'action la ñuy mettre en œuvre par rapport à problématique des inondations là donc bi loolu amee aussi ñu tas ci commune bi il y a des équipes mobiles donc je parle sous le contrôle du coordonnateur Mohamed Sarr qui est là présent moom mooy coordonner l'équipe mobile mais xam ne ni moyens yi ak moto pompe yeeg flexible yi ak motivation yi ñuy def yëpp ñoom lañ koy jox accompagner leen pour ñu mën ñu gunge ci wàllu mbënn bi. ndox ma nag ànd ak mbalit mu bëri moo xamante ni askan wa mënatuñu koo dékkoo waaye ñenn ca ñoom di xamle ni lu jig njaaga ñooma ndaxte ñoom ñoo dugal mbalit yi ci biir ndox moomoo niki noonu di ngacc ci foos di ci def. nañ bàyyi mbalit mu ñuy def ci ndox mi nañ ko bàyyi waxoon naa ko ba ngeen fi ñëwee daaw moo loolu laay waxaat koñ bi nag buñ bëggee mu set lenn rek moo ko tax a set ku balay sa kër defar sa néeg caal cuuraay ba mu jekk boo amee sa mbalit da ngay xaar oto mbalit mënoo gis oto mbalit nga takk ko ba mu jekk moo gën nga koy teg ci mbedd ndax mbedd bi ay nit ñoo ciy jaar filmé ngeen ndox mi xam ngeen li fi xew fii ndox moo dem fekk fa mbalit yàlla ci taw mbalit ndox lay taw kum neex nag na nga mer. maanaam boo tourné woon côté bi ci ginnaaw lu mat 6 sën ñoo nga fa te chaque année sën yi fu mu nekk musu faa jógee fu ñu war a dem nañ fa wax nañ ko fa mais xam nga ndox mi bu wàccee ànd ak mbalit moom boo gisee ndox mi di daw nii ngay xool nii xam nga ne ndoxu kase dafa rax mbalit moom moo tax muy ñuul nii di xeeñ. yooyu yëpp ay jafe-jafe la yoo xam ne depuis 99 ñoo ngi koy dund waaye yàlla dafa dogaloon bu président Macky Sall faloo defoon fi benn programme bu ñuy wax PUS 1 Pikine Irrégulier Sud bi mu ko defee première phase bi sunu buntu koñ la yem fu ne wax nañ ko fa nag PUS 2 bi lañ bëgg président continuer ko parce que canal yi ñëw na fu mu toll nii 20 mètres sunu ginnaaw. mais depuis 2018 ba léegi dara yënguwul. dépôt d'ordures sauvages yi ñun am nañ ci benn programme boo xam ne ren on a commencé à dérouler ñu ngi mujjee sax am dalaay 3 ci délégué Diop moom lañ mujj liggéeyal pour vraiment prendre à bras le corps préoccupation boobu parce que ñëpp xam nañ ne dafay dem ba créer des problèmes de santé publique ñu ànd ceeg UCG ñu suñuy partenaires yoo xam ne nii ñu privilégié ñu leen ci gërëm aussi di leen sant. ñu ñuy accompagner mais bi ñu commencé ba dérouler 2 à 3 activités le Covid bi ñëw freiner toutes les activités mais foofu on a identifié les dépôts d'ordures sauvages et jàpp nañ ne su luy weesoo dinañ ko liggéey mais aussi nag de concert avec les populations et aussi les associations de jeunes parce que aussi loolu doon la vraiment luy sooxee des fois lu bëri donc waa jeunesse bi des fois doo leen sentir lu ñuy yàkkamti rek mooy toog naan seen ataaya su problème amee ñu bëgg a ñëw sonal nit ñi des fois dañ leen di wax ñu def vraiment approche citoyenne pour mën a accompagner la collectivité territoriale accompagner l'État pour ñu mën a gën a defaraat dundin bi. xam nga ne yàlla si heure bi taw ndox kese lay taw yàlla si du taw mbuus du taw ay kii du taw dara xam nga waxtaan bu nekk wax dëgg ca la mbalit mi ñuy jël waa koñ bi di ko sotti ci ndox mi lañ war a bàyyi man sama dëgg du ma ko nëbb koñ bi heure bu saltee waa koñ bee ko salteel ndax oto mbalit day ñëw xoolal yi filmé ngeen lii yàlla si buy taw du taw ndox kese lay taw. yàlla dafa mës a taw mbalit ndox moo dugg fekk fa mbalit kan moo fa sotti mbalit ma du waa koñ bee ko fa sotti ndimbal na ca fekk loxol boroom nit boo bëggee ñu jàppale yaay njëkk a jàppale sa bopp. yoon rek lañ bëgg mbalit mi galas doon wax ak foos bi nag ñun kese la ndax ñun ñooy bale ñooy raxas ñooy tuur loolu mu wax dama cee ànd de ndaxte gis nga boo jëlee bale ba pare fas ci mbuus xaar oto ba mu ñëw oto nag mbalit na moom amuñu ko ndax oto mbalit bi fële lay taxaw ci tali ba lay taxaw mënut a jaar fii ndax amul yoon gis nga bu nawet bi jeexee nii ba nga ne oto mbalit day ñëw fi mën leen seen fii mënuma fee jaar yaay obligé waaxu dem ba koñ ak koñ wala ca côté route nationale fa ngay tuuri jee mbalit dégg nga léegi nag
ñëpp macha allah daal ñëpp moom ñun daal sonn nañ daal loolu daal la ñuy ñaan léegi nag li ma lay wax mooy gis nga fi mu nekk ni kii li mu wax damaa noonu ne leen man Bougane laay wax mu may ñu boog lu moteur lu machine far yàlla def kii wax ko dama koo wax ki ma dendal ba mu daan rek mu wax ko ma ne ko ginnaaw moom ñun moom lañ gis moom lañ xam moom lañ gis muy def taraanga yooyu man lee man su ma taxee dama daan barki démb laa ne billaay su ma mënoon dem Sen TV wala ma jël sama téléphone bi woote naa benn yoon jotuma leen ma ne kon dama naan Bougane ñun waa jàmm gën ñu ngi dee te yow lañ yaakaar ginnaaw yàlla moom nag yàlla na ko yàlla fay ndax ñun moom lañ gis moom lañ xam te fu mu toll mu ngi nemmeeku dégg nga loolu daal lañ ko ñaan yàlla na ko yàlla fay lépp lu muy liggéey yàlla na ci yàlla def barke te muurloo ko njabootam. ndox mi nit mënu ci dara fii canal lépp bu ñu ko defoon canal tey boo xëy ay lañ ciy sotti man maa la ko wax man Fallou fii heure bu ñu ko defoon canal boo yeewoo ay lañ ciy sotti ci mbalit parce que ñun moom lañ xam nit ku nekk la ngay dund moom nga xam jarul sonn nag jarul sonn ñoom nañ ñu dimbale lillaahi wa rasuuli ñoom xam nañ loolu baax déedéet di wax am na problème wax dëgg ca la bokk man nii laa mel lii xamal ne du yoon lii kan moo ko fi sotti yàllaa ko fi sotti kan moo fi sotti mbalit mi est-ce que yàlla mooy taw mbalit yàlla ndox lay taw nañu dajale mbalit mi di xaar oto mbalit bi ñëw ñu koy sotti ndimbal na ca fekk loxol borom. kër gii ngay gis mbalit mi ngi ciy tuur damaa wax a wax ba sonn dégg nga amuñu fu ñu tuur mbalit oto mbalit sax du yegg si fii oto mbalit mi jël mbalit mi fee lay yem ñuy mujj daw ba sonn tuuri fa bu ñu ku munta daw dangay xaar ba ma dugg nga tuur fii gis nga mbalit mi ni ngi mel yàq na sama kër gi su may añ ci biir saal bi laay dugal ndax weñ yi mënuma añ ndax weñ te yëpp mbalit bii la su ma tegee ci perong bi pour añ rek duma mun a añ ndax weñ xam nga loolu metti na gisuñu kenn koo xam ne mu ngi fii ne moo nekkal fii njiit mi mala ku nekkal fii Macky Sall gisuñu ko. ñun dañoo am problème mu président am problème mu njiit kon ñun nañ dimbale jàppale suñ koñ ñun jàppale suñ bopp ñun ñoo mën a jàppale koñ bi ñun ñaataat ñu ngi ci ndox mi man keroog jour may gedd ndox mi ay daa ci fekk barki Seexul Xadim man maa tàng ba jaa gis ay neefere moo ma génn ci ndox mi Vito ñaataat mu ngi ci ndox mi fi lay fanaan noonu Ibulaay mi ñaataat mu ngi ci ndox mi loolu dégg nañ ko fi moo tax ñun ñëpp ñu gedd ndox mi nañ ñu dimbale boo bëggee ñu dimbale da ngay dimbale sa bopp canal baa ngi nii jege na oto mbalit bu ñëwee ci pharmacie ba lay taxaw ñoom ñëpp heure bu ñu xëy dégg oto mbalit karak sonné boo jaadee fi da nga gis mbuusu mbalit kan moo ko fi teg yàlla ko fi teg mbalit ñu fa la génnee ci koñ bi ndax yàlla mbalit lay taw yàlla ndox lay taw Macky Sall ko koy xaar du la defaral dara ndax moom lu mu la wax tamit boo gisee boo seetee ba ci loolu mooy loolu moom du la wax dara gis nga gis ko Macky Sall mosuñu wax dara ñu gis ko maire nag amuñu ko benn. xam nga Daaru Rahman dafa am aussi benn histoire boo xam ne dama bëgg ñu koy rappeler man bi may toog je pense que oto mbalit ñoom ñoo def délégation ne ma oto mbalit du dugg foofu à son temps j'avais saisi l'UCG mi ngi dugg peut-être dafa am zone yoo xam ne dafa xaw a metti parce que ñun on est dans des zones yoo xam ne c'est pas du ay zones yoo xam ne c'est pas assaini lotissé wul ñëpp xam nañ ne oto mbalit bi gabarit bi mu yor mënul dugg ci yenn zones yi parce que mën na dugg daaneel kër jàmbur wala mu am ay accident moo tax du ñu mën a dem mais am na benn point de relèvement boo xam ne chaque matin su ñëwee dina klaxonner population yi génn donc loolu aussi mu nekk une avancée boo xam ne vraiment amu fa woon vraiment bi ñu ñëwee xeex nañ ko pour mu am beneen bi aussi mooy mbalit yi ñu ciy tuur mbalit yi muy tuur neexat yi dama bëgg aussi des fois ñuy assumer suñu responsabilité personnelle parce que am na yoo xam ne des problèmes d'hygiène de santé am na yoo xam ne nit ki moom moo koy saytul boppam vraiment maire wala état mënul jël ay nit di leen teg ci ginnaaw ay citoyens pour ñu def lii donc ñoom am nañu oto mbalit buy ñëw am nañ fu ñu mën a def mbalit vraiment je pense que du ñu mën a accepter aussi ñuy jël ay ouvrage wala jël ay yoo xam ne ni fu ndox war a jaar la ñu tuur fa mbalit ba pare bëgg a endosser la responsabilité à la mairie loolu moom vraiment du loo xam ne xel mën na koo nangu donc ñu leen ci attirer seen attention ñu vraiment gën a defaraat accompagner ñu defaraat cadre de vie ci gox boobu. mu dem ba ndox ma tàmbali jural ay feebar yu metti waa gox ba rawatina tuut tànk yi. bu ñu génn dem fenn ndox kër gi dañuy fees ñuy feebar dëggee la ay biir yu daw yaram yi tàng yu ne ay sibiru daal lu nekk sonn nañ moom dañoo sonn ñëpp a feebar ku wax ko waxul ñëpp a feebar ñëpp a sonn man mii damaa feebar samay gis nii sonn nañ ngi jàppale daal dañoo di jàppale ngi dimbale ñu dañoo sonn canal daal la ñu bëgg ku ñu dimbale canal. heure bu élection maire jotee saako ceeb la ñu dugal ci ko ñu di leen jëndee ay gën waa liibaru ceeb ñuy jaay ñun di ñu toroxal loolu lañ war a bàyyi nit da ngay am diñ sa bopp gën waa liibaru ceeb taxul nit di jaay sa ngor nit boo ko falee mu toog 5 ans liggéeyu la da nga ko fiy bàyyi. sama doom ja barke sëñ Fall du waxi géwél ma nga nee tëdd tànk yi dafa def ay picc ba fees diggante tànk yi xar démb daa yendoo jee pharmacie balaa dem wut pawaat pour diw ko mu ni yaay dama di jooy ma ne ko fu ñuy dem ñu dëkk rek ci ndox mi
ba keroog li kiy wax dëgg la boo demee ñu nungu say falanteer yóbbu say pod amoo ku la garanté ku dul yàlla nga toog rek xanaa ba ndox mi jeex ngeen Macky Sall nag la ñuy wax tant que moom moo yor réew mi ak Marème Faye Sall moom la ñuy jooytu. armeer yaa nga fees dell mënuñoo jël xaaj di ko jox maa ngi dégg sànq fi toon naan ay Macky Sall na jàppale Ndof nan la koy jàppale ana budget Ndof koñam lay defar ñun la moo tax ñun mënuñoo am fulla ñun jëlee fi Ndof ñun la moo tax demal jumaa ji xoolal Paa Mbaxaa ngi nii ñaata weer mu ngi nii mënut a julli ndax mënut a jaar fii Papa Adama ngi nii buy julli day wëri bay bëgg a dee ndax lan te ñun mënuñoo dëkk ci ndox mi di defar ñoom ñu yàq loolu mënu nekk. ñàkk kaaraange doon itam lu laxasu ci mbënd ma foofee ca Daaru Rahman ndaxte askan wi yenn heure yi ñemetuñoo teg seen tànk ci seen bunti kër ndax wayu ya. insécurité bi moom comme niñ koy waxee rek li ci ëpp doole mooy daf ci am ay booy yoo xamante ne yàlla dogal na peu du seen coobare mais xam nga léeg-léeg yenn déviation yi parce que environnement day joué ci nit lu ci bari nag toppandoo moo leen ci yóbbu. ba pare tax na tamit am na ñoo xam ne dëkkuñu fi dañ fiy ñëw di fi def loo xamante ne neexul waa koñ bi waaw parce que ba pare te ñun amuñu si pexe parce que ñun mënuñu fajal suñu bopp fu ne dem nañ fa nag mais foofu dañuy interpeller gouvernement bi no ko police bi nga xamante ne moo ngi ko bëggoon def fii ci Diamaguène Sicap Mbao ñun poste police doyuñu parce que Diamaguène Sicap Mbao li fi nekk ci insécurité dafa ëpp instant yi Diamaguène tiit nañ torop léegi tiit nañ de Diamaguène dañoo tiit jigéen te fii boo xoolee jigéen ñi ñoo fi gën a jàmbar ñooy xëy yenu paani dem liggéey daani doole waaw léegi ñoom bu fekkee ne mënatuñoo xëy 4 heures du matin mënatuñoo xëy 2 heures du matin mënatuñoo xëy 5 heures du matin pour génn ak circulation bi nga xam ne bu ñu boo xasee xëy boo bloqué dootoo dem mais léegi nan la ñuy doxale xam nga la sécurité madame dafa doon lu ñuy wax une prérogative régalienne de l'État c'est-à-dire yooyu lu mel ni sécurité lu mel ni justice lu mel ni yenn pàcc yi état daf ko ŋànkal boppam c'est-à-dire que joxewu ko ay gox-goxaat pour ñu yor ko moo tax ñun à chaque fois su problème sécurité amee parce que on a eu à avoir des crimes ay genre rayante yoo xam ne am na fi bi mu amee chaque fois dama leen woo tous les délégués de quartier ne leen da ngeen di créer lu ñuy wax des comités des conseils de quartier boo xam ne ni da ngeen ci dugal jeunes yi ASC yi imam yeeg vraiment les groupements de promotion féminine bàjjenu gox ñëpp ñu mën a taxaw pour di mën a saytu di mën a aussi prendre en charge yi nga xam ne moom moo nekk seen koñ parmi ça les problèmes de sécurité ñëpp ñu ko jot a def aussi la mairie moom moo leen di équiper la mairie mooy jënd gilet yi équiper leen la mairie mooy jënd torche yi la mairie mooy jënd sifflet yi la mairie moo di accompagner boole leen ak le commissaire de police pour ñu am une reconnaissance donc vraiment côté boobu aussi dama ci attirer attention quartier yi ñuy mettre en place des comités de vigilance dans les quartiers su ko defee mairie accompagner leen sur le plan logistique pour ñu mën a jël en compte seen problème sécuritaire mais la sécurité encore une fois du loo xam ne nii état daf ko délégué donc c'est une compétence régalienne de l'État boo xam ne moom moo ko ŋànkal boppam di ko dérouler. tey jii la ñu bëgg moo di projet Pikine irrégulier sud bi ñu daal di ko àggali bu ko defee ñoom ñu mën a sax noyyi tuuti. su ma gisee gars yi ñuy coow ci ndox mi di jooy di kii dañ ay ree lañ may def ñun ba ñuy génn 2005 taw lëndi ba fii benn nit desu fa ñun doo nga fi desoon 2005 laa lay wax de nekk ci ndox mi lëndi koor ga ku xam ndox xam nga ko 2009 boobu ñun ñoo nekk fii di ngacc ci ndox mi loolu li ma lay wax nii du tey kon ñun bañ ñu beddee du tey ba ñuy defar canal yi tamit dañoo ñëw ba jib ñu taxaw te loolu du sous-préfet du préfet du mairie fu ne dem nañ fa na leen ngir yàlla Macky Sall na déclenché PIS 2 Pikine irrégulier sud 2 bi tant que defu ko ñun suñu secteur bii moom du ñu am jàmm jamais te ñu indil ñu ay kii yoo xam de base yu mel ni ay poste de santé ay fi dara amu fi y a rien budget bi nga xamante ne moom la mairie bi yor daanaka presque 1 milliard ñun sentiruñu suñu bopp je pense que dans le cadre du PIS 2 PIS mooy Pikine irrégulier sud un programme boo xam ne état du Sénégal moo ko déroulé avec l'APIX et la Banque mondiale Diamaguène Sicap Mbao am chance su bénéficier wu ci donc tey ñu tabaxal ñu maison de la femme benn bâtiment R+3 ak une case des tout-petits am aussi ay équipements yoo xam ne daf koy accompagner notamment des bassins de rétention des canalisations des équipements socio-collectifs
tey quartier Darou Rahmane am nañ ci école publique élémentaire bu près de 16 classes comme 14 classes boo xam ne c'est fonctionnel le personnel il fa nekk subalterne man maa leen di fay ils sont recrutés par la mairie am nañu aussi un bassin de rétention bu nekk en face le bassin de rétention de Médina Marine tali bi aussi parce que voirie la dafa ànd ak éclairage public boo xam ne nii bi mu paane temps yi man maa jël samay technicien ñu dem defari ko sans compter appui bi mairie bi di accompagner par rapport à des espaces actuellement il y a une association boo xam ne la mairie les a accompagnés ñu defar une place publique donc à côté du bassin donc loolu lépp nag vraiment su ko état di def mairie aussi di ko def dafay baax ñu koy saluer donc mënuñ ñëw rek balayer en un revers de main ne loolu amu fi loolu amul beneen bi mooy tali bi ñuy laaj c'est une réclamation légitime je pense que dans le cadre du PIS 2 bi nga xam ne ni état mi ngi koy def te on a démarré actuellement les travaux Diamaguène Sicap Mbao am na ci ay tali ak ay canalisation ñun bi ñu woowee ci ay réunion préparatoire dañ ne nañu état bi jàppale ñu defaral ñu tali ci quartier Abdou Ndiaye boobu. ak geneen nag ñàkk kaaraange goo xamante ne mi ngi ci gox bi di ñaari poto yoo xamante ni courant la def te bu moyuwul nag mën naa jur jéyee ndaxte mi ngi ci biir ndox mi autorité yi di xamle ni dinañ ci jëli matuwaay ca na mu gën a gaawee. loolu moom aussi loolu du yoon loolu moom franchement du yoon su dee am na aussi du yoon te bëggoon naa aussi yooyu suy am vraiment délégué de quartier bi ak le jeunes yi ñu ñëw déplacé wu waxtaan ceeg ñun ne ñu maire lii am na parce que problème de sécurité la te danger la. waruñu xaar ba sax yenn yi di am ñu koy soulever je pense que suñu paree dinañ fa yónni suñu technicien ñu xool nu ñu mën a def woowaa Senelec parce que nag le réseau éclairage public il est vrai que entretien bi ak defar lampe yi ñun la war mais def yenn poto yi ak yooyu surtout zone boobu Senelec moom moo ko moom patrimoine u Senelec la donc su loolu amee nañ yoon technicien ñu defal ñu un rapport ñu woo Senelec informer leen de l'urgence pour que ñu mën a indi seen équipe technique pour ñu mën a éliminer poto yooyu sampal leen fa yeneen i poto yu sécurité. ci jafe-jafe yooyu nag am na ca ay organisation yu nekk ca gox ba doggu ca liggéey ba tey xamle ni daañu leen ci jàppale donte seen doole bëriwul noonu. ñun suñu combat toujours dafa mos a bokk ci di plaider pour que Diamaguène Sicap Mbao ñu defar fi ay canalisation yoo xam ne au moins dina permettre population bi am dund bu mucc ayib tey fii ñu ñëw muy Darou Rahmane nga xool tali bii di tali quartier Abdou Ndiaye bi. dem ba marché Diamaguène tey waroon na fekk ñu def fi ay maanaam defar tali bi def fi ay ouvrage yoo xam ne au moins nit ñi conditions yi nga xam ne ñu ngi koy dund dana wàññeeku tey depuis presque ñaari fan tey maa ngi wër dëkk bi yëpp fu nekk maa ngi dem di fa distribuer ay moto pompe di xool situation bi population bi di dund ñun nag pour le moment ci solution provisoire lañ nekk parce que ci suñu combat boo xoolee toujours rek mooy partout au niveau de la commune de Diamaguène Sicap Mbao fépp koo xam ne nit ñi ñu ngi ci ay jafe-jafe danañ sol suñu dàll dem fa xool lu ñuy dund ñu mun ci ut solution xool naka lañ leen di mën a jàppalee. bu may dem léegi danaa ànd ak ñoom jox leen machine bu bees tàq ñu indi ko monter ko pour ñuy pomper fii incha allah ñun suñu yéenee ak suñu taxawaay mooy dimbale askan bi. lu jëm nag ci wàllu ndimbaluk coronavirus gi nga xamante ni gox yu bëri jot nañ seen wàll ñoom ñu gis ni politique moo ci laxasu ba tax na mu waroon demee ci gox ba demee ko fa ñuy wëy ak seen i jafe-jafe ak ñàkk taxawu. corona bi bu mu ñëwee man mi di wax yow recensé naa 800 familles yoo xam ne fii ci ñeenti secteurs yi amuñu te 7 milliards yi séddoo nañ ko bu yàgg te ak seegut li tax yàgg na du ngeen am dara te du ngeen ko mus a am ñun moom mosuñoo am li tax mooy programme bi nga xamante ne maanaam structure yi ñu teg yi nga xamante ne ñoo war a recenser séddale ñooñu affaire de clan la man maay délégué su ma neexee ma bind samay doom bind samay kii lu logique la mais nag ñi nga xamante ne ñoo war a recenser nit ñi fii bëri na ñoo xamante ne ñoo ngi ci biir ndox mi ay ati at boo jàddee fii am na benn femme bu nekk fii Yacine depuis 2005 mu ngi ci ndox mi mais xanaa booy joxe kay doo bàyyi borom karo doo jox borom karo di bàyyi borom kii borom inondation. ceeb yi ñu joxe fii kenn gisu ko fii ñun gisuñu loolu ñun daal liñ fi mun a gis mooy sànke yi nga xam ne xamuñu niñ koy def te sànke yi boo ko bombee saa bu sangoo ko rek di nga mun a set ndax dafa mel ni mbàjj dafa mel ni njàmpe sànke yi laa la wax de moom la ñuy gis fii waaye leneen
dañ koy dégg. balaa ngaa takk sànq gis foo tëdd ndax ndox mi boo tegul xeer doo tëdd. da ngay dem ba da ngay jël corona da nga koy teg ci suuf parce que lii moo gën a priorité que sax corona guddi ñu toll nii vraiment corona am na dëgg la mais benn hygiène bi loo ko am lii àndul ak hygiène xoolal ndox mi xam nga lii àndul ak hygiène yàllaa ñuy sàmm rek dañu ñaan yàlla sàmm ñu rek moom waaw. Covid bi mu amee état dafa ñëw ànd ci ak les collectivités territoriales mais dirigé par l'autorité administrative qui est le sous-préfet de l'arrondissement. bi mu ñëwee aussi mu woo les chefs de quartier woo les bàjjenu gox woo les associations de jeunes woo les représentants de la mairie parce que aussi il faut ñu clarifier benn c'est pas la mairie moo doon diriger opération yi ñuy joxe ceeb bi ak diwlin bi ça aussi il faut ñu clarifier loolu c'est pas la mairie état moo ko jël teg ko ci loxo autorité administrative muy le sous-préfet woo tous les acteurs ñu def ko dafa am ñoo xam ne dañ leen ciblé ci RNU bi li ñuy wax le registre national unifié mooy nga xam ne ni ñoom ñoo am bourse familiale am carte d'égalité des chances nga xam ne nii banque de données la boo xam ne état moom moo ko yor à travers la délégation générale à la solidarité et la protection sociale ñoom ñoo ko am ñoom ñoo ko génnee tasaare ko ci gox-goxaat yi loolu am bi ci des mooy ñi nga xam dañ leen a ciblé woon ñooñu biñ leen di ciblé c'est pas le maire moo ñëw ciblé leen c'est pas le sous-préfet moo ñëw ciblé leen organisation bi ñu defoon nga xam ne délégué bi ngi ci imam baa ngi ci association de jeunes yaa ngi ci bàjjenu gox yaa ngi ci relais communautaire yaa ngi ci ñoom ñoo xool seeni gox ne quartier bii de am na diw ak diw ak diw ak diw sonn nañ yelloo nañ ndimbal ki ñàkk taxaw googu sax nag ñoom jàpp nañ ni li koy mandargaal moo di ne lu bëri lu am ca Sicap Mbao la ñu koy yemale mel ni Diamaguène moom bokk ci. vide institutionnel bi nga xamante ne amul Diamaguène maanaam tey yow secteur bi boo mun ngaa daw daanaka kilomètre pour nga gis fi lenn luy représenter état fii amu fi ñun moom dafa mel ni dañ ñoo beddi rek dañ ñoo jël rek benn village la bu nekk ci àll ba ñu indi ñu fii dara luy représenter état amu fi loo xamante ne nit ki dina taxaw sax xam ne di sentir ne état moo ngi dund fii te loolu xam nga lu doy waar la ba tax na nag commune Diamaguène Sicap Mbao gouvernement bi da ci am lu mu ci war a xoolaat parce que dafa am benn côté boo xam ne lu ñu naan Sicap jàpp Mbao jàpp jëm na le lépp lu ñu am fa lañ koy yóbbu ñun fii amul benn programme boo xamante ne day intervenir fii mu ci femmes yi wala ci xale yi wala ci jigéen yi dara lépp lu fi am rek xamal initiative privée la ay nit ñoo am seen volonté def ko mais ñun sentiruñu état ci dara loolu nag dañ ñoo beddi ci lépp. ba ma gëjee daan doole léeg-léeg xam nga man géwal laa léeg-léeg si géer ñi laay dugg naa ne may leen ma barki sëñ Baara Mbàkke dama daan jaay jëm marché poisson leer na ñii dem di jënd waaye fan laay jaar amatuma fit benn heure bi ñi ma kaa jóg koo ne gunge ma du la gunge xoolal ndox mi fii ndax ñàkk kaaraane bu ma nee oto jaaratu fi dama daan am kalandoo bu ma daan bokk la amatuma ko ku lay gunge ñu toog des ak yàlla rek. bàyyi nañu ndax ñun ñi yëpp si Macky Sall lañu yàlla xam na ko kii fu mu ne rek si ñoon lañ ne wante bi lay amee ba léegi man daaw yéen sax war ngeen maa xam xanaa yàllaa tombee rek yére bi laa sol daaw tey ma solaat yére bi kii di ñëw di wax ne bàjjenu gox ma ne wan dinañ ma xàmmee ndax yére bi laa soloon daaw ren ma solaat ko tombee tombe la noonu wax dëgg yàlla Macky Sall bett na ndax guddeeg bëccëg ñu ngi si kawam rek guddeeg bëccëg ñu ngi si kawam gisuñu dara ku dul Macky Sall wante moom suñu xel moom seddul si Macky Sall suñu xol moom seddul ci moom mairie defaluñu tous la ñu defaruñ. xam nga il y a eu un héritage parce que man nag bi ñuy créer Sicap Mbao defe naa ay 97 man maa ngi doon jàng maa ngi doon université donc mënuma xam tey lan moo motivé woon autorités yi fi nekkoon pour ñu jël infrastructure yëpp concentré ko fii ñun bi ñu ñëwee on a été très affaire boobu jaaxaloon nañu bi mu amee aussi ñun tam ñu ne dinañ jéem a corriger li nit ñi jàppe injustice parce que ñëpp dañ jàpp dafa am ñaari commune Diamaguène Sicap Mbao benn bi nga xam ne nii moom mooy Touba bi benn bi nga xam ne moom fa la ba doole yu dëkk te loolu amul donc moo tax bi ñu ñëwee toog en 2014 dans le cadre de notre politique globale infrastructure yi ñuy defar yëpp soo xoolee tey à 80% nekkul côté bi on a construit un centre secondaire d'état civil Nassourlaye la nekk on a construit avec la coopération espagnole deux postes de santé un à Samsam 3 un à Darou Salam 2 nekkul ci biir Sicap on a construit on a defar nañ ay places publiques defar nañ
actuellement nii ñu ngi nekk ci travaux yi une maison de la justice ak une bibliothèque municipale tabax nañ aussi une maison des jeunes à Taïf donc yooyu yëpp vraiment c'est à la périphérie de Sicap Mbao. meeru gox bi nag moom daal dina xamle ni bi Covid 19 bi dugg see ci réew mi def nañu ay jéego naam waaye duñu ca yam ndaxte jigéen ñi daañu def seen kéem kattan ba rek taxaw di leen jàppale saa su nekk. ñun mairie bi depuis Covid bi mu amee avant même que l'État ne réagisse ñun la commune bokk nañ ci commune yi njëkk Sénégal dimbale suñu gox kooku moom vraiment damay jël à témoin tous les Sénégalais ñun dañu débloqué woon benn montant bu substantiel jënd ci ceeb. jënd ci ay diwlin jënd ci ay saabu ak yenn produits détergents yi dimbale ko quartier yi dimbale aussi les mosquées dimbale les écoles désinfecté leen def leen lépp mais nag madame madame Diamaguène Sicap Mbao dafa am particularité xam nga Diamaguène Sicap Mbao nag bokkul ak yenn communes yu ndaw yi nga xam ne ay 20 quartiers 12 quartiers 30 quartiers ñun on a 79 quartiers et 250 000 habitants. commune Diamaguène Sicap Mbao tey soo koy méngale en termes de population soo boolee toute la région de Kédougou en termes de population commune Diamaguène Sicap Mbao moo ko ëpp donc loolu nag dafa mériter une attention particulière war a am un traitement particulier donc moo tax duñ ne moyens yëpp vraiment dafay yemb bi loolu amee aussi ñun moyens yi ñu defoon jox nañ ko état ñëw donc appuyer. Mais nañ jàppale aussi kër yi rek nekkuñ fi donc les lieux de culte sont là l'église est là les mosquées sont là les écoles sont là ñi nga xam ne nii toutes les sensibilités sont là te dañ leen a war aussi donc bàyyi xel ci yooyu par rapport aux femmes aussi il y a des femmes yoo xam ne ñun ñoo leen financé parce que ñun la mairie a financé 82 groupements de femmes juróom-ñett fukki groupement ak femmes ak ñaar la mairie finance leen sur fonds propres nag pas ay dem lépp ay banque tal ñun ñoo leen di financé ñu comme crédit revolving la ñu fay ñu financé ñeneen. mbokkee xarit ci ñu seetaan mu doonoon kon seen émission sama gox mon quartier fii ci Diamaguène Sicap Mbao di leen dig daje ci beneen gox demati xool askan wa nañu toogee la leen neex ak la leen naqari ca fa ñuy dund di jaajëfal bu baax Madani Marega ci caméra bi niki noonu Mbay Dollar ci logistique bi Sen TV di leen dig daje ci beneen gox. Mbariyango goite Vagalam vagalo Dizuru on landeme Nonu lay waye Nonu lay waye Non lay waye Wow Wow Mbariyango goite sama gox 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 mon quartier sama goxam gën di xam sama gox sama gox mon quartier sama gox sama gox sama gox li ma neex ak li ma naqari na may dundee ca diwaan